waa mbokk yi gannaaw bi ma nuyoo sant ñi fi teew ñépp d'abord la presse ci teewaay bu yaatu bu ñu teewu tey jii ngir déglu sama déclaration gannaaw bi ma sante aussi samay mbokk samay ànd jàmm samay xarit am na sax délégation yi su jógee ba Ourossogui pour ñëw teewee bés bi maa leen ci gërëm di leen sant di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax ci seen teewaay tey fii ci suñu conférence de presse bi. conférence de presse bi nag def nañ ko ci contexte boo xamante ne ñu ngi door a génn élection présidentielle bi wane ne président Macky Sall sénégalais yi feddil nañ seen kóllëre ci moom à hauteur de 58% te taxawaay bu mu taxaw bu mu faloo ba léegi son deuxième mandat notamment axe bu mu wane bu mu faloo deuxième mandat ba léegi wane na que décidé na continuer gën a yeesal suñu économie wan nañu aussi que mi ngi jëm a yeesal aussi suñu système politique suñu régime politique notamment par la suppression du poste de premier ministre surtout nag wane na yoon bi wane na wax na ko jëfee na ko it tey les jeunes cadres politiques du Sénégal président Macky Sall décidé na jox leen ay cër ci réew mi donc je pense que moom comprendre na que Sénégal tey fu mu toll parti politique yi bu ñu bëggee continuer di nekk usines yi nga xamante ne cadres yi les jeunes yi am ambition pour tabax seen dëkk dinañ ci mën a nekk jàng ci jëriñ seen réew surtout donc bu mu lu mu comprendre loolu moo tax tey mu jël yoon bi nga xamante ne décidé di gën a responsabiliser aujourd'hui la jeunesse sénégalaise te loolu muy suñuy fierté muy suñu ndam sénégalais yépp yi nekk ci jeunes yépp nag yi nekk ci opposition comme yi nekk ci majorité présidentielle yi nekk ci diaspora aussi yi nekk partout parce que nag ndaw warul nekk handicap ci carrière kuy politique ki nga xamante ne politiquement daf ci xarañ et aussi bu dee xam-xam aussi da ci xarañ donc sama nekkin ci biir parti socialiste bu mu ci duggee ba léegi li ñuy wax saabu du fóot boppam wante awma ci tâche man mi nekk avocat France jóge fa ñëw Sénégal décidé ànd ak sama mbokk sénégalais yi liggéeyal suñu réew ma toog xool gis parti socialiste parti bu nekk opposition la nekk ma xool gis nu mu organisé woo ah ma ne fii de su ma fi duggee war naa ci mën a jàpp ba parti socialiste am ndam fii ak ay ati at yàkkamtiwuñu nag parce que ñun bu ñu duggee ci parti bi nekk ay ndaw boobu parti socialiste ñépp a ko dawoon ñun dong ñoo fa nekkoon di ci bëre di ci xeex di ci liggéey pour parti bi mën a dundaat te mun naa ne loolu am na parti bi dundaat na looloo tax ma sol sama yëre socialiste ànd ak ay kilifa ànd ak ay jigéen ànd ak ay ndaw ñu song la région de Matam di liggéey ba yàlla may ñu tey ñu
am ay conseils départementaux ñu am ay dizaines ay conseillers municipaux dans toute la région ba yàlla may ñu aussi may ñu ndam jox ñu la commune de Ourossogui muy ni ko ñëpp xamee commune boo xamante ne moo gën a rëy gën a ëpp mbooloo macha allah ci région de Matam. bu ñu xoolee Ndar ba Bakel benn commune la fa parti socialiste am muy commune socialiste muy Ourossogui te loolu nag du lu ndaw ñun xeebuñu ko 2014 ba 2015 ñëpp gis nañ ne parti bi yëngatu woon na parce que bokkuñu woon gis-gis ak ñi nga xamante ne ñoom ànduñ ak Benno Bokk Yaakaar nekk ci biir parti bi te suñu ay waxtaan suñu ay xalaat suñu ay gëstu gëmoon nañ ñun ak président Ousmane Tanor Dieng ak ñu wër ñëpp gëmoon nañ ne Benno Bokk Yaakaar mooy chance Sénégal Benno Bokk Yaakaar mooy chance parti socialiste. loolu waraloon nag am camarade yu ñu génnee parti bi ci loolu mu nekk événement yu métti mais ci wetu Ousmane Tanor Dieng dafa am ay ndaw ci laa bokk ay kilifa ñu ay jigéen yu takku taxaw temm gunge ko ànd ak moom ci combat yépp ba parti socialiste dugg ba ci biir ba jeex ci biir Benno Bokk Yaakaar yàlla may nañu ndam le 24 février bi passé. mais nag dama si jot xam xaw a jaaxal mooy li coono googu yëpp xeex boobu yëpp dafa nduroog lu xamante ne genre liggéey bu amul àpp liggéey boo xamante ne mun naa ne amatul njëriñ sax parce que boo xoolee parti bi nu muy jafandoo nu muy xañee yenn cadre yi yenn responsable yu am solo yi nekk ci parti bi ni ñu leen di nëbbee jant bi ni ñu leen di peut-être négligé li ñu leen toppatoowulee li ñu leen surtout joxul seen cër parce que képp ku fi nekk maire ku fi nekk responsable socialiste dafa am ñu la jiital yow doo dara ay nit ne sa ay mbooloo mu ne sa gannaaw jàppale la gëm la xam fi nga jëm ànd ak yow bu fekkee nag sam nit yi nga ànd ak gis nañ loolu parti bi nga nekk nu muy doxee gis nga ne dañ lay néewal doole di yàq sa carrière politique di yàq sa politique parce que politique bu amatul perspective bu amatul gis-gis bu amatul bunt boo jaar bu amatul espoir loolu yóbboo nga bàyyi politique. man nag dama bokk ci ñi nga xamante ne dañoo nekk ci parti bi lépp lu ñu gis lu ñuul ci soow mi dañ koy wax mu leer am suñu joxoñ mbiri mu leer nañ am na ñoo xamante ne nag ñu bari ci parti bi tey jii fu may wax ak yéen nii ñu ngi toog seen kër te seen ñàmbur seen xol tàng na seen xol neexul ku wax ak ku waxul ñi waxul sax ñoo gën a mer ñiy wax donc ma gis ne parti bi le fait tey jii déjà ci fonctionnement gouvernement bi ci choix ci gouvernement bi ñi ñu tabb yóbbu leen ci gouvernement bi ñooñu déjà nekkoon nañ fi déjà premier 5 ans ba 2017 ñu tabaat leen 2017 ba 2019 yaa xëyti nag 2019 bu jotee nañ tourner la page mais ñeneen ñu dugg liggéeyal réew mi nañ koo bokk wax ma sax pour man mais parti bi bëri na ay responsable yoo xam ne tey jii war nañu mën a cëral dooleel leen fi ñu nekk parce que politique compétition la parti politique bu la dooleelul rek mi ngi wàññi sa doole parti politique bu la dooleelul rek mi ngi lay wàññi te nag kenn du def kenn adduna képp koo gis
bëgg na yokk bëgg na yokkute donc ba nekkee ci lenn di ci yëngu nga gis ne lii as tuut bi nga dajale woon sax yaa ngi mi ngi la koy xañ mi ngi la koy ñàkk mi ngi la koy ñàkkaloo baax na nga taxawaat tem xool sa bopp xool li ngay def xool fi nga jëm aw ma dara contre Ousmane Tanor Dieng sama papa la sama nijaay la jaar nañ ci lu fii ci fu bëri ma taxaw ko fu ne Sénégal yëpp ay seede lañ donc débat bi ma teg nii du débat personnel c'est pas un débat personnel débat la boo xamante ne jot na Sénégal ñu xool suñuy parti yi ni ñuy doxalee xool bu baax ñuy doxalee tey parce que tey PS tey amoon na occasion fii nii fi ñu toll après élection présidentielle bi wane beneen xar kanam boo xam ne parti boo xamante ne képp ku ci dugg yàkkamti woo de mais mun nga am gis-gis mun nga si am ay perspectives di seen peut-être même lu mu sori di nga seen ne fii mun nga fa yegg mais boo sentiree occasion la woon vraiment pour élection bi pour période bu ñu toll nii président Tanor jël responsabilité am jël ay responsabilité am xam ne li muy def dafa war a xalaat bu baax parti bi xalaat liy dooleel parti bi xalaat liy tax ëllëg benn ndaw wala ku mu doon Sénégal benn jigéen wala benn kilifa bu xoolee parti socialiste man tey bëgg naa nekk socialiste mais waruñu teg benn acte boo xamante ne day wane ne parti bi ñi ci nekk déjà amuñu benn yaakaar benn espoir seen carrière politique loolu day rey parti muy débat boo xamante ne nag du sax parti socialiste kese la am ci parti yu bari la parti yu bari parce que képp ku jël responsabilité am bàyyi sa doo tëdd guddi doo nelaw doo bés bu nekk ci ay coono nga nekk guddeeg bëccëg di wax askan bi di toppatoo ay mbiru askan bi foo mënti féetee baax na parti bi di la dooleel bañ la néewal doole donc débat bi d'abord foofu la te de jox nañu raison te boo xoolee tey parti Sénégal ni ñu bëree plus de 300 partis loolu dafa am lu mu wane dafa wane rek ne effectivement dafa am la crise des partis politiques fii ci biir Sénégal ñu parti bëree te pourtant président Senghor nag côté boobu moom ñëpp moo ñu rawoon parce que moom newoon na Sénégal parti yi war ñu weesu ñeent ku nekk kuy politique dugg si ñeenti parti yooyu malheureusement toppuñu ko ñu bàyyi noonu ba léegi tey mu demee nii gis naa ne nag ci biir parti socialiste ñi mel ni man gis nañ ne parti la boo xamante ne fu mu toll nii ci Sénégal fu Sénégal tollu tey solluwaay réew mi en 2019 parti bi mënugul bokk en tout cas permettre les jeunes cadres leaders de ñu mën a servir seen dëkk servir seen pays loolu amul ci parti socialiste donc man nekkuma dans des logiques di créer ay front beneen front encore wala yooyu man dama ne koo xam ne damay jël samay responsabilité parce que bu la fàtte tamit avocat laa sama responsabilité dama suis un homme libre lépp lu may def defee mu méngoog sama xel méngoog sama xol méngoog sama taxawaay su ma sentiree nag parti bi ni muy doxee nii sans être personnel sans amul benn problème personnel mu am ak ku mutu doon mais ni parti bi taxawee ni muy doxee man de ànduma ci et puis sama camarade yu bari ñu ci biir parti bi ils ont la même position que man moo tax it bés mi ki tey décidé naa man Moussa Bocar Thiam retiré wu complètement ci parti socialiste